lii nag ay kàngam yu mag yu nekk ci université yi muy les professeurs les plus éminents ci wàllu histoire ci wàllu ethnographie ci wàllu xeetu xam-xam bu ne bu jëm ci mbiru démb ñoo taxawoon bëgg bindaat histoire générale bu Sénégal des origines à nos jours histoire boobu nag buñ ko xaymaa toll na ci ñetti téeméer ak juróom fukki junni at ma loolu lu yaatoo yaatu la ndax booy xool daanaka ci wàllu diine l'islam ñu ngi toll ci junni ak lu topp ñeenti téeméeri at ak lu topp wàllu calendrier grégorien bi ñu ngi ci ñaari junni at ak lu topp kon nag ñetti téeméeri junni at luy yàgg la te lépp ci ay gëstu lañ ko teg ci xam-xam ngir wone suñu ay maam ak maamaat naka lañ doon dundee bien avant l'âge de la pierre taillée naka lañ doon dundee nan la peuplement yi nekkee ci biir Sénégal wala Sénégambie ak sax ba ci côté Mauritanie jëm espace sudano-sahélien donc loolu dafa am solo ñu bind ko nag aussi ci xol bu sedd maanaam fay ñu leen pour ñu bind ko donc mu jara rafetlu lool léegi nag ñun ñoo si des mooy ñu fexe ba moom akimoo xam-xam boobu ñu bind ci wàllu aada ak cosaan ak ci wàllu taarix su ko defee bu ñu ko bindee jàng ko xam ko mën ko it jàngal suñu doom maanaam ci école yi mais aussi ci réseau internet yi ci base de données yi lépp ñu xam ñun suñu histoire nan la demee ba laata colonisation di ñëw colonisation bu mu ñëw lu yéex a yéex la ay 1800 et quelque donc booy dem nag ba ñetti téeméeri junni ak juróom fukki at ci ginnaaw nga xam ne am na lu fi nekkoon am na lu ñu meloon loolu dañ ko war a sàmm évidemment ñu ubbeeku ndax àdduna tey bi dañu wax enracinement ak ouverture donc faw nga ubbeeku mais nag fa nga jàpp say valeur bopp te loolu valeur yooyu boo ko xamul mënoo ko jàpp donc fa nga xam ki nga doon pour xam fa nga jëm ëllëg moo tax ma am mbégte recevoir livre yi si njëkk a génn fas yéene jàppalewaat histoire générale du Sénégal ngir ñu yeggali 20 tomes yi des pour que Sénégal dëgg-dëgg de façon scientifique xam histoire am ni ko réew yu mag yëpp defee fonk histoire am. boo déggee ñuy wax histoire générale maanaam Sénégal du benn làkk moo fi am donc war nañ ko def ci làkk yi fi nekk yëpp su ko defee ñu mën a profiter au maximum pour ñëpp mën a xam ñu nekk Casamance xam ñu nekk Fouta xam ñu nekk Sénégal oriental ñu nekk Cap-Vert maanaam Sénégal loolu la diversité boobu kon lépp lu ñu def rek nañ ci boole diversité ndax moo ñu jox richesse si suñu sénégalité ndax nation lañu nation nag boo ko déggee mooy ñu bokk bëgg-bëgg waaye bokk territoire bokk itam ni nga xam ne noonu lañ fas yéene dundee. waaw njàng mu kawe mi forcément ci wàllu histoire d'abord parce que xam nga kii def science moom xëy na war na am gëstu rek waaye la muy jàng du loolu waaye surtout nag ñuy def lettres ak histoire même si université yi war nañu changer njàng moomu waaye surtout lu ëpp solo mooy déjà école primaire ñu commencé lu ci nekk rek ak na mu mën a toll nga mën ko jàng boo demee collège ak lycée nga xam aussi yan programme ngay jàng bu ko defee nag nga mën a xam sa bopp dëgg-dëgg en tant que sénégalais en tant que africain. mu mel ni défi nga lancé ngir jàng téere yëpp. waaw défi bi jàng téere boo ko jàng doo xam lu ñu ci wax kon lu mu xat-xat il faut ñu daan suñu bopp pour mën ko lire au moins xam li ci biir ñu ngay jàng journal sax au moins ñun nag gëstu wuñ ko pour di si bind ay thèse ak yooyu waaye quand même au moins pour nous informer maa ngi ñaan aussi képp kuy sénégalais nga fexe jot ci livre bi jàng ko it ngir sa bopp ak ngir sa njaboot avant ñu koy tasaare pour Sénégal yëpp